jërëjëf ñu jublu ci wàllu xibaaru marax yi Ibou Kane lañ ci àndal Ibou Kane maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar soxna Aram. xibaar yi tey lu ci gën a fës. bokk na ci ponk yi tey jii ab doxu ñaxtu mouvement FRAPP France dégage Y'en a marre naka noonu ñiy yëngu tamit ci àq ak yelleefu doomu aadama doon amal di naqarlu nag anam yi nga xamante ne ñi caabi féetee ginnaaw noonu la ñu nekkee ci kaso yi ñu ne anam yu doy waar la dinañu wax tamit ci lu jëm ci njàng mu kawe mi ndaxte léegi ndongo daara yi ku ci am sa bac dootuñu la yóbbooti ci université privée yi lu ni mel nguur gi moom moo ko dakkal loolu bokk na ci ponk yi nga xamante ne moom lañ nar a jukki. ñu bàyyi la nga doxal kon. fanweeru simili bootu ci juróom-ñaari waxtu mbokk yeeg xarit yi bismillah ci xabaar yi bokk na ci ponk tey ji mouvement FRAPP France dégage Y'en a marre ak ñi xeex ak yàlleefu doomu aadama amal doxu ñaxtu tey ji nag ngir naqarlu anam yi ñi caabi féetee ginnaaw nekkee ci kaso yi ñu ne ay nekkin yu doy waar la yoo xam ne doomu aadama waru koo dund ci loolu jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon nag xam le ne Sénégal ci coppite la jëm mu ñeel code pénal ak code de procédure pénale li ko waral xeex ñi ñuy denc ci kaso yi lu yàgg te duñu leen àtte njàng mu kawe mi léegi ndongo daara bu ci am bagam kenn dootu la orienté ci université privée yi lu ni mel nguur gi moom moo jël ndogal gi mu di décision boo xamante ne nag SAES rawatina kuréel gi ëmb parents d'élèves yi rafetlu nañ ko bachelier yi commencé nag di inscrire ci plateforme Campusen bu yeboon na seen xel dal seen i demande d'inscription dinañu ko nangu lu ni mel kilifa gi ñu dénk Campusen moo ko xamle. Institut Sainte Jeanne d'Arc waajur yi nga xamante ne waajuri ndongo yi nga xamante ne administration bi dafa lànk seen doom dugg ci classe yi ndax dañoo muuru ñoom ñoo amal toogaanu ñaxtu tey ji ci buntu daara ja ñu ne nag école bi dañoo dàq seen i doom loolee nag la ñu mën a jàpp te duñ ko nangu benn yoon ponk yaa ngi noonu mbokk yi yaatal gi neskis lay doon. asalaamaaleykum mbokkee xarit yi ñi seetaan dal leen ak jàmm ci ëttu xibaar yi ni ñu leen ko waxee sànq ab doxu ñaxtu la ñu amal mouvement FRAPP France dégage Y'en a marre ak ñi xeex ak yelleefu doomu aadama bokk na ci li ko sabab nag ñu ne dañuy naqarlu anam yi nga xamante ne ñi caabi féetee ginnaaw noonu la ñu nekkee ci kaso yi ñu ne nag ay nekkin yu doy waar loo xamante ne doomu aadama waru koo dund ba tax na nag kon Sénégal war nañ def kéem kattan ba lu ni mel ñu jéem koo saafara dinañ ci dellusiwaat ci biir xibaar ci loolu nag ni ñu leen ko junjee woon itam nguur gi kon dafa daal di jël décision mu jëm ci étudiants yi nga xamante ne nag lañ doon orienté ci université privée yi ñu ne loolee nag dootu fi amati mu di ndogal goo xamante ne kon ñu ngi koy rafetlu nag bu baax a baax ñii di waa SAES rawatina kuréel gi ëmb parents d'élèves yi waayante nag ñoom ñu ngi am tiitaange ci lu jëm ci décision googee ñu jëmmal ko te du am rëq-rëq Maguette Gaye Jaafara Ba. mu mel ne élément bi yembagul kon du ñàkk dinañu ci dellusiwaat moom itam ba tey dañuy des ci wàllu woowee rek ndaxte gannaaw kon bi décision bi biñ ko daal di jël loolee nag kon étudiants yu bees yi nga xamante ne tàmbali woon nañ kon di inscrire ci plateforme bi di Campusen bu yaboo na seen xel dal ndax seen demande d'inscription dinañu ko nangu lu ni mel kilifa gi ñu dénk plateforme googee moom moo ko xamle ñii di étudiants yi tàmbali woon inscrire nag ca am bac STEC ñoom nag àpp gi ñu leen mayoon dinañu ko yokkaat ndaxte ci fan yi rek lay dal di jeex mu di ab reportage boo xamante ne Ousmane Diallo moom moo ñu ko defal ñu teewlu ko. ata ngi faaw nga def sa tànneef ci université publique bi ak ci université privée bi ngir ñu mën a nangu sa demande d'orientation waaye gannaaw ba jëwriñ bi ñu dénkee njàng mu kawe mi ne léegi dootuñ orienté ti ndongo yi ci privé bi
ki nekk responsable plateforme Campusen di dalal xel yi. loolu du yàq dara ñun lan la ñuy def léegi comme ñu ngi tàmbali nañ ko quoi mais ba pare te ñu ngi koy waaj a jeexal donc lu ñuy laaj bachelier yi mooy ñu yeggali rek lu ñu doon def léegi nag suñuy orienté dañuy jël que dossier bu ñuy yóbbu ci public bi rek ñun nañuy considérer ak ci loolu nañuy def seen orientation. Campusen war a tëj ci fukki fan ci weer wi ñu ne waaye daanaka mbindu mi dal na xel. nii ci plateforme bi am nañu 51 000 ñu inscrire ci bachelier yëpp te bachelier yi ñu nekk ci plateforme bi 58 000 lañu waaw donc xalaat nañ ne que fii ak mardi dina jeex daal. junni bachelier yu série bii di STEG seen xel mën naa dal ci wàllu mbindu mi mën naa am ñu yokkal leen ay fan. waa STEG ñoom ñëpp su leen a jëlee 1000 nañu donc 1100 donc ñooñu foog naa ne que ci benn fan rek mën nañu inscrire yëpp mais ñu ngi koy xool su fekkee ne fii ak mardi dafa am ñu bëri ñu des dina leen may ñoom quoi ñu mën a yeggali mën leen ci yokk ay fan. orienté ndongo yi am bac yëpp ci université publique bi ndax nekk na xalaat bu baax gannaaw bu ñu xamee suñu université yi jafe-jafe yi ñuy jànkonteel. Ousmane Diallo ndogal googu bokk na ci ñi ko rafetlu nag di SAES syndicat autonome bi ëmb jàngalekat yi daara yu kawe yi ñoom naka noonu itam kuréel gi ëmb waajuru ndongo yi ñoom itam ñu ngi rafetlu bu baax a baax décision bi nguur gi jël wante nag nee nañ am nañ ci ab tiitaange lool ngir nag décision gu ni mel ñu mën koo jëmal te du am benn rëq-rëq Maguette Gaye ak Jafara Ba. yóbbu étudiants yi jot am bac yëpp ci université publique yi lii mooy ndogal bi jëwriñ ji yor jàngale mu kawe mi jël mu doon lu waa SAES rafetlu waajuru ndongo yi ñoom ci seen wàll am ci jiixi jaaxa teg ci di ñaawlu liñ ko waxtaanewul ak ñoom balaa ñu koy dogal. li ministre bi wax que ni dañuy jëlee bachelier yi ci privé bi kenn dootu leen orienté ci privé bi dañ leen di orienté ci public bi loolu ñu ngi koy rafetlu. ministre bi ci boppam wax na ko ne. am na ci université yoo xamante ni njàng ma du baax amut fulla amut fayda te ñuy lekk xaalisi état bi rafetlu nañ ko waaye décision bu mel noonu bala nga koy jël day fekk nga waxtaane ko ministre enseignement supérieur ba mu jëlee service ba léegi amut ci benn mouvement parental bu mu toogal. ak ni université publique yi feesee ak étudiants SAES ak UNAPES jàpp ni seeni capacité d'accueil moo nar a nekk li ñuul ci soow mi ba war a mën a jafeel bëgg-bëggu ministre bi. fi ñu toll nii temme dañu am ay problème infrastructure dañu am ay problème recrutement enseignant chercheur donc am nañu déjà ay problème suñu indee nag yokk bachelier yi te yokkuñu li nga xamante ni moom mooy tax njàng meek njàngale mi gën a baax loolu dina am problème. bu fekkee ne li fi amoon moo nar a accueillir plus de 52 000 étudiants loolu moom saako bi fees na ba rembet mënu ci yokk lenn. mbootaay bi ëmb waajuru ndongo yi di woo nguur gi mu góorgóorlu fay bor bi mu yoreel établissement privé yi ndax ñu mën a def li leen warloo ak ndongo yi nu fa jot a orienté. lu ñu mere école privée yi ñoo nekk ci dëgg ndax atte bor fay. mënoo jëflante ak say nawle nga ñaan leen pour ñu dimbale la nga waxoon amoo lenn loo ci def nga leen ay yoreel ay bor di yoreel ay bor ba ñuy wax ay 12 milliards ay 16 milliards loolu ay feri caaxaan la. mu doon lu état bu Sénégal sumb depuis 2015 orientation ndongo yi ci privé bi doon lu bari rëq-rëq ba fii université privé yaa ngi wéy di daw ci bor bu ëpp fukki milliards yu leen état bi war a jox. ndongo yooyee ñu doon orienté nag ci institut privé yi loolee ñu ngi ko tàmbali ci atum 2013 boobaak léegi nguur gi dugal na ci lu ëpp fanweer ak ñaari milliards ci suñuy koppar ak tamit bor bi mu leen deseel ñu xayma ko ci fukk ak juróom-benn milliards ci suñuy koppar waaye tànneefu daara privé yooyee nag njëlbeen nga ndongo yi doon nañ ko naqarlu boo xoolee ay jafe-jafe la leen jural ndaxte yenn saay yu ci bëri dañ leen doon dàq waaye tey ji nag nguur gi dakkal na loolee Alassane Ba. taxawaay bu bees la ñu bëgg a amal gouvernement bi mu jëm nag ci nouveau bachelier yi mooy fexe ba orienté leen ñoom ñëpp lu jëm ci université publique yi mu mel ni kon lënkaloo bu amoon diggante nguur gi ak établissement privé yi dana jeex
ginnaaw juróom benni at ñuy collaborer nguuru Sénégal fas yéene nag daqal li ni mel jël nag ñi nga xam ne ñooy bachelier yu yees yi duggal leen ci université publique yi bëgg-bëgg boobu nag moom jëwriñ ji ñu dénk wàllum enseignement supérieur di Cheikh Omar Anne moo ko xamle ndax boo xoolee ni ñuy orienté ci établissement privé yi ay koppar yu bëri wala boog ay milliards yu bëri lay jural nguuru Sénégal ci fàttali sax ab déclaration bi nga xam ne moom jëwriñ ji yoroon wàllum enseignement supérieur amaloon na ko di Mary Teuw Niane ci kanamu parlementaires yi ginnaaw bi ñu doon examiner projet de budget 2019 mu ngi doon wax ne depuis atub 2014 nguuru Sénégal versé na lu toll ci fanweer ak benn milliard ak li topp ci suñu koppar nag ñoom université privé yi depuis 2013 jàpp 2018 lu toll ci 47 427 bacheliers yu yees orienté nañ leen ci université privé yooyu nguuru Sénégal itam di fay étudiants yëpp bokk ci premier cycle bi lu toll ci 400 000 francs CFA par an te itam jàpp nañ ne téeméer boo jël fukk yi nga xam ne ñoo am licence ñoom la ñuy sélectionné ngir ñu def master ci master boobu itam étudiant bu ne daañ ko fayal 600 000 francs CFA ci at bu ne mu nekk koppar ji am solo ji nga xam ne ñëw na yokku ci chantier yi nga xam ne engagé nañ ko nguuru Sénégal di jànkonteel ay jafe-jafe nag fay ñi nga xam ne ñooy établissement privé yi lu toll ci fukk ak juróom benn milliard ci li ñu wax ministre Cheikh Omar Anne nee na sax daañ ko jéem a fay balaa atub 2020 jeex ab situation bi nga xam ne jéggi na dayoo métti na itam ci étudiants yi nga xam ne ñoom la ñu orienté ci privé bi ndax boo xoolee jamono june dañ leen di dàq loolu di leen jural sax dem ba réer du ñu xamati sax ñoom ana lan la ñu war a def. ba tey ci wàllu njàng mi fële ca institut Sainte Jeanne d'Arc waajur yi nga xamante ne nag seen doom yi administration bi daf leen lankal ñu dugg ci salle de classe yi ñoom tey jii ñoom ñoo amal ab toogaanu ñaxtu ca buntu daara ja li ñu jàpp moom mooy li administration bi wax duñu ko nangu nee nañu administration bi dàq seeni doom la ñu daal di def ñu teewlu si Jaareetu Fall ak Gervais Yao. ñi jiite école bi di Sainte Jeanne d'Arc fa ñu tegoon seen tànk ba léegi tegguwuñu ko nanguwuñu benn yoon élèves yi di muuru ci bile établissement waajuru ndongo yi nekk ci njàqare di fësal seen naqar. Vraiment je suis triste je suis écœurée. bile mbir metti na ma loolu xaw ma sax lan laa war a def semaine yàlla ngi nii ñu jaabante rek am yaakaar ñu bàyyi suñuy doom ñu jàng ni seen ay moroom tranquillement sereinement comme tous les autres élèves. yeneen élèves yi ñu bokkal école bi ngir jàppale leen bañ a dellu ci classe yi suñu sukkandikoo ci bile parents d'élèves. Les autorités compétentes devraient prendre le taureau par les cornes et s'autosaisir et prendre. autorités yi yëfu Jeanne d'Arc bi dañ ci waroon dugal seen yoxo bu baax jël li nga xamante ni nag moo di yëf yi daal di koy jaarale yoon juróomi fan rek ñu dàq ay élèves yoo xamante ne dañoo voilé seen xarit ñu agressé ko ci bunt bi moo tax ñoom sax ñu tey ni duñu dugg ci classe yi boobule mouvement nag xam naa ni dina pousser rek direction bi mu daal di xoolaat bu baax yan ndogal lay jël laataa muy ëpp yoxo. faudra réfléchir l'institution et les autorités du pays pour que ça ne dégénère pas. waaye juru ndongo yi nga xam ni ndogal bi da leen laal am njàqare lool ci seen ëllëgu doom yi nga xam ni sonn nañu lool ñuy joxoñ baaraamu tuuma ministre bi ñu dénk wàllu éducation. J'ai une fille qui va faire sa terminale et une fille qui va faire sa première. am naa doom buy def terminale ak beneen bu war a def première muy ay classe examen sama doom yi am nañu leen metti lool ndax école bi nekkoon na seen ñaareelu kër. parce que pour eux cette école c'était leur famille leur maison. ministre bi man mënuma ko comprendre dama jàpp ni sax complice la ndax bu fekkee da ngay jël décision da nga war a jël décision bu responsable nga appliquer ko wala nga tekki sa ndombay tànk bu fekkee ni yow boobu la décision mënoo ko àngu. askan bi ñaawlu doxalinu institution bi di Sainte Jeanne d'Arc ñëw di jàppale waajuru ndongo yi ci teewaayu takk der yi. ci diwaanu Thiès bi kuréel bi ëmb nag kuréel gi ëmb retraité yu Sénégal génne nag àllarba bi ñu weesu xamle ne dañoo bëgg directeur général bu IPRES di Mamadou Diagne Sy Mbengue tekki ndombol tànkam tey ji nag beneen kuréel bu ëmb itam ay retraité yu Sénégal jàpp sax ne seen kuréel moom mooy bi dëppoo ak yoon ñoom ñoo wàcc daal di xamle nag ne directeur général bu IPRES nit la koo xam ne day def liggéeyam ni mu waree ki yoroon seen kàddu di Mor Talla Mbaye ñu teewlu ko laaj ak tontu dox ci digganteem ak Cheikh Anta Diop. ñun ñii ñooy association bi légitime ci ARS a ngi nii authentique section les expérimentés de Thiès enregistré au BSDA mi ngi nii
section boobu sunuy membre lañu woon ñu monté ko bureau parallèle ci sunu biir association. dañu leen a monté te danaa ca wax leen sax benn mouvement politique bu nekk biir IBRES ñoom ñëpp membre lañu ca mouvement politique boobu nekk biir IBRES. Diagne Sy Mbengue ndax Diagne Sy Mbengue moo dul seetaan yenn yi c'est un jeune administrateur très respectueux mais nag yenn yi du ko nungu il faut ñu tudd ci Diagne Sy Mbengue parce que ticket restaurant yi nuy wax Diagne Sy Mbengue moo ko génne moo ko yóbbu à la DIC te buñ Diagne Sy Mbengue bu nu ko fa jëlewul du nu mucc ñoom ñi ko def xam nañ seen bopp ñeleen ñeenti weer ci tey gannaaw bi ñu dindee poste premier ministre ci suñu réew président union sociale libérale jàpp nag ne loolee mooy jumte bi gën a mag bi Macky Sall def gannaaw bi mu toogee ci réew mi ba léegi ndaxte nee na lenteur administrative yi ba léegi ñu ngi koy wéy di ko nemmeeku li muy sàkk moom mooy ñu indiwaat poste premier ministre Ousseynou Kassé moom di cadre ci APR jàpp ne wax ci waxu bilan teel na fi mu toll nii nee na lenn rek la mën a xamle mooy njiitu réew mi li ko yitteel mooy yaxanal koomu réew mi Pape Fara Ñing. gannaaw fukki fan ak ñeent ba ñu supprimer poste premier ministre fii ci Sénégal li nu mel nag indi woon coow lu bëree bëri opposants yi daal di koy bañ maître Abdoulaye Tine jàpp ne président Macky Sall erreur bu mag la def ci li nu mel ndax résultat yam ca soxla woon amu ko. bu ñu xoolee daanaka dañu jàpp ni sax gouvernement bi maanaam gisatuñu ko maanaam citoyen yi yëg-yëg bu ñu am ci ñoom moom mooy daanaka. État bi duñu ko yëg présence am c'est à taxawaayam fast track moom mooy da ngay dox ay jéego dal di am ay résultats léegi. wuuteeg moom xalaat cadre APR bi jàpp ne yi ne coppite dina mën a tax ñu daal di gagné ay koppar te ci loolu sax ñu daal di baral lii di mbir yi. président de la république son excellence Macky Sall moom su boppam nekkoon na premier ministre tey àdduna di dox ba mu nekk président de la république. alors ñuy dox ba mu gis ne dañu ko war a dindi poste boobu dafa bëgg rek mbir yi gën a baax alors pour mbir yi gën a baax nag. gis ni dëkk bi di doxee jamono ji président bu yeesel jàpp ne dañoo war a dellu si waat lii di poste premier ministre Ousseynou Kassé jàpp ne faaw ñu taaxil la tuuti ngir mun a gis lii di résultat yi. loolu lu koy firndaal moom mooy xoolal mbirum mbënd mi fi am inondation yi. boo xoolee faiblesse su réaction gouvernementale bi faiblesse su mesure institutionnelle yi da ngay gis ne président lu ñu ko doon wax ba mu bëggee indi coppite boobu am na mais mënoo ñëw ne yow yaay définir yaay coordonner yaay animer yaay impulser yaay mettre en œuvre benn nit mënul loolu. fi ñu toll nii teel na ci ñuy wax ne maanaam lii dafa diisal wala dafa woyofal mais gis-gis biñ ci am mooy moom am na namuteef. am na volonté maanaam ak njàmbaarte pour bëgg maanaam yépp gën a ñoŋ. ñeenti weer gannaaw ba ñu supprimer poste premier ministre. ñi far ak njiitu réew mi ne teel na lool ñu daal di tirer ab bilan. bu ñenn ñi jàppee ne am na lu manqué lool ci li nga xam ne moo nekk doxalinu réew mi ñi far ak njiitu réew mi ne teel na lool ñu daal di tirer ab bilan. wax naa leen ko sànq ab doxu ñaxtu la ñu amal mouvement FRAPP France dégage Y'en a marre ak ñiy xeex ak yelleefu doomu aadama bokk na ci li ko sabab naqarlu nag anam yi nga xamante ne ñi caabi féetee ginnaaw noonu la ñu nekkee ci kaso yi ñu ne nag ay anam yu jéggi dayoo la yoo xamante ne doomu aadama waru koo dund te lu ni mel war nañ ko saafara Ababacar Camara Mohamed Samb. fii ci allée bu Centenaire tey embouteillage amu fi ñu gis fi teewaay bu am solo bu takk der yi ñi ñuy woowee activiste ak ñi nga xamante ni si ñooy saytu ak yelleefi doomu aadama yi ànd ak askan bi ñoom ñëpp nag ñu wàcc ci mbedd mi ngir rek mun a ñaawlu nekkin bi nga xamante ni si ñi caabi féeti ginnaaw moom la ñu nekkee. dafa jot sonn ak jaaxle moo tax ma ñëw tey pour dénoncer ko dafa metti parce que nga toog 13 mois sans jugement sans dara sa njaboot yëpp tas say doom yëpp tasaaroo ñëpp ñu dàq leen école dafa metti 6 mois def naa ko biir prison ba mais dafa mel ni ay atti at laa def biir kaso soo am mbokk bu la seet si am nga problème soo am mbokk bu la indi añ am nga problème li fa nekk am nu ko wax nit. bu ñu sukkandikoo ci droit de l'homme yi jot na sëkk ñu daal di féexal kaso bu Rebeuss
waaye itamit lii di politique carcérale bi ñu mën ko xoolaat. kaso boo xam ne dañ ko tabaxoon depuis 1929 mu waroon jël 600 personnes tey mu toll ci plus de 2800 détenus donc loolu nit ñi mun ñu nekk ci ay conditions yu normal. moo tax dafa am solo askanu Sénégal faydal mbirum kaso ñu ànd def pression ci état pour que investissement yi mu war a def pour tabax kaso yu bees mu def ko ñu mu war a def tamit pour wàññi longue détention yi mu def ko loolu daf ci bokk mu recruter ay magistrats yu mot pour que ñu mun di instruire dossier yi ñu ma gën a gaawee mun di koy atte. Guy Marius Sagna moom nag rafetluwul benn yoon li nga xamante ne si moo di kàddu gu ministre bu ñu dénk wàllum yoon fii ci réew mi. loole nag aju ci ubbiteeg kaso boobu nekk ci Sébikotane. nee nañ fi ak ñaari weer dina am fële ci Sébikotane pour ñi nga xam ne mooy suñu mbokk yi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw mënuñu ko ñàkk rafetlu ndaxte boo jëlee Rebeuss ñu tabax ko pour juróomi téeméeru doomu aadama tey jii nii mu ngi ëmb ñetti junni doomu aadama mais boo ci jëlee ñeenti téeméer mais li ci des ba léegi bëri na foog ñu bàyyi alalu askan bi nga xam ne ñu ngi koy luubal di ko toje nañ ko dugal ci justice bi. nañ ko dugal ci kaso yi nañu jël ay juge yu doy ngir ñu àtte suñuy doom yi nekk biir kaso bu ñu leen àttee Rebeuss dina wàññeeku. anam bi nga xamante ni si ñi caabi féete ginnaaw moom la ñu nekkee jamono ji nag moom la ñu ëpp lu ñuy waxtaanee fii ci Sénégal ñii di activiste yi ak ñi nga xamante ne si ñooy saytu ak yelleefu doomu aadama yi ñoom nag bu ñu sañoon rek ñi caabi féete ginnaaw ñu nekk ci anam bu gën bi ñu nekkee ba seeni mbokk mën a am xel mu dal. Sénégal ci ay coppite la jëm mu ñeel code pénal ak code de procédure pénale loolee nag ngir xeex ñi ñuy jàpp ci kaso yi lu yàgg te kenn du leen atte lu ni mel jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon moom moo ko xamle maître Malick Sall teg ca ne cabinet d'instruction yi kon dañu war a def kéem kattan ba nga xamante ne dootuñu gisati kenn ku ñuy tëj lu yàgg te kenn du la atte ñu teewlu ay kàddoom Coro Mbar Ndiaye moom moo ko taataan. Pour l'essentiel, il y en a qui viennent de la justice. dinañ xoolaat code pénal bi ak code de procédure pénale bi gën koo càmbar indi ci ay coppite su ko defee mu gën a méngoog liñ bëgg ci suñ système judiciaire gën koo ñoŋal bu ko defee kon encadrement bi ak tamit fonctionnement bi rawatina nag ci cabinet d'instruction yi ñu gaawal dossier yi régler ko bu baax a baax ndax ñi ni tëj kaso ñu fay yàgg day métti te prison exception la règle bi mooy liberté. La règle c'est la liberté. ab tiis ca diwaanu Zimbabwe rawatina Afrique tey jii ak génnub àdduna ka fa nekkoon njiitu réew di président Robert Mugabe moom président Mugabe nag def ca réew ma fanweeru at ak juróom-ñaar ndaxte ci atum 1980 lañ ko tabboon ba atum 2017 Robert Mugabe communauté internationale bi jàppoon sax ne njiitu réew la boo xamante ne ab dictateur lañ ko doon woowee Modou Fall moo ñuy dëgtal nataalam. Robert Mugabe tur boobu foo ko waxee ca Zimbabwe ñu yëngu. Mugabe tyran Mugabe dictateur ñenn ñi doon yëkkati yole kàddu li wane loolu ñu ne yàggaayam gi mu yàgg ci bopp nguur gi tolloog fanweeri at ak juróom-ñaar nekkoon dirigeant bu xereñ moom nag fexe na ba lëkkale li nga xam te ni moo nekkoon dëkkam woote fa unité tax ba waa dëkk ba yëpp doon ko joobe nekkoon chefu guérilla bi nga xamante ni moo yóbbu réewam ci indépendance ci atum 1980 am xel lool joxoon nag tubaab bi ay poste ministériel yu am solo daal di sax sàkku ci Ian Smith mu toog ca dëkk ba bokk nag ci njiitu Afrique yu ëppoon diplôme ca jamono ja moom mu nekkoon dirigeant modèle Mugabe révolutionnaire daal dinay jëlee réewam yóbbu ko ci développement bu am solo ci fukki at mu nekk nag ak développement bu ñu xayma woon ci pas de géant wante mu am côté bu lëndëm ci moom Mugabe mooy da doon xoqatal li nga xam te ni ñoo di opposition am Mugabe sax yónnee woon armée ci atum 1982 ca province bi nga xam te ni da doon bañ nguuram bu Matabalan nekk ci sud-ouest bu dëkk ba ci suufu waa Ndebbale foofee armée bi daal di fay fàtti lu tolloog 200,000 doomu aadama politiquement mu dem nag ba nga xam te ni dooleem wàññeeku na gannaaw bi mu daxee kii di vice président bi ci atum 2017 moom mi nekkoon chef d'état bi gënoon màgget ñu daal di koy acculé topp ko ba mu démissionné ci bi muy am juróom-ñeent fukki at ak ñett Mugabe daal di bàyyi kon li nga xam te ni moo di fauteuil présidentiel am fauteuil boobee nga xam te ni da koo tegoon ci bakkenam ndax moom benn obsession rek la amoon mu di pouvoir daanaka pouvoir boobee sax dafa digge woon ni dana ci toog feete li nga xam te ni moo di téeméeri atam juddu ci atum février 1924 Robert Mugabe faatu ci atum 2019 ginnaaw kon bi muy am téeméeri at yu manqué juróom mu di juróom-ñeent fukki at ak juróom.
mu ngoog fi la ñuy yem ak yéen ci xabaaru marax yi di leen jaajëfal ci seen teewlu delloowaat la ngay nag